chers fidèles internautes, bonsoir, bienvenue sur Sénégal 7. ñu amati honneur ak plaisir di jàkkaarloowaat ak yéen tey nag yamook mercredi 2 juillet 2019 ñu ngi fii ci Médina nar a fekk si nag benn inauguration boo xamante ni Sénégal 7 dafa jël initiative ñëw gunge si ko muy Clara de la série Idole nar a ubbi li nga xamante ni nag mooy Rafi Nails ci kàttanu sunu borom ñu nar a ñëw fekkee inauguration bi ànd koog sama doom ji incha allah dañuy dugg donc à tout à l'heure. Comment tu vas? Ça va bien, Thiat. tey dafa def tout blanc dafa xaw a nuroog Rafi Nails sax nag tey. Non, même pas. Man blanc moom sama couleur la. Ça va, je vais bien. Ça se voit. Je vais très bien. Alhamdulillah dañoo ñëw tey ci inauguration bi. Ah bah c'est un plaisir de vous voir. Comme d'habitude rek xam nga yéen moom ñoo far. man de dañ maa wax léegi Thiat bu Clara la moo ma si yàq. Est-ce que du Clara bu Thiat? kon jeex na. donc dañuy xaar tuuti rek xam ne nit ñi. merci beaucoup su ko defee nit ñi gën a ñëw ñu daal di commencer nag waxtaan wi incha allah. Merci beaucoup. Alors chers fidèles internautes le bonsoir nous revoilà nag fii ci boutique bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo waral tey coow li macha allah ñuy def inauguration Rafi Nails à la présence de Clara tey jii ma toog ak moom donc du ñàkk ma sekk ak moom ay waxtaan yoo xamante ni yéen ñëpp peut-être doon ngeen ko xaar ci inauguration bi le dama koy bàyyi rek mu nuyoog internetu Sénégal 7 ñu min internet yi nag nga macha allah surtout Sénégal 7. Thiat maa ngi lay nuyu. waa internet Sénégal 7 moom xam naa miin nañu ma bu baax ndax yow mais garaawul mënu ma la def mënu ma la dara maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu internetu Sénégal 7 ak ñëpp ñi nga xam ne ñuy seetaan via le net. alors tey nag muy inauguration bi pratiquement suñu waxtaan yëpp lañ koy accentuer mais déjà bëggoon naa tuuti nga décortiquer ma pourquoi Rafi Nails pourquoi beneen tur pourquoi bii nii macha allah te mu neex a prononcer lool waaye xam naa anglophone yi ñoo koy wax. Non, Rafi Nails moom franchement c'est un mot boo xam ne que j'ai personnellement composé parce que soo xoolee anglais la ak français donc le diminutif Rafi vient du mot raffiné parce que man j'aime lépp loo xam ne c'est raffiné et Nails ça veut dire ongle en anglais loolu ñëpp xam nañ ko te comme Rafi ak Nails ça va très bien c'est comme si da ngay wax raffiné quoi. Voilà, ça sonne bien ñu jël ko def ko Rafi Nails parce que man j'aime les ongles raffinés j'aime tout ce qui est raffiné en général mais quand tu vois une personne qui a les ongles bien faits c'est parce que c'est une personne raffinée donc loolu aussi moo tax parce que quelqu'un qui prend soin de ses ongles en général c'est une personne très raffinée loolu moo tax ma jël raffiné bi ak ongle bi boole ko mu nekk. kon dafa mel ne leer na parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas tey ni nga ko assaisonné macha allah bu doon mariner moom nice na c'est très joli alors ñu ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni moom ngeen di def fii nii ci showroom bi ci groupe bi nga xamante ni macha allah ñu ngi ñaan. yàlla def ko mu nekk bu mag a mag ci kàttanu sunu borom lan ak lan ngeen ciy développé. donc ñun Rafi Nails Beauty en fait dafay def lépp li nga xam ne mooy ongle parce que quand on dit ongle fii ñun dañoo tàmm yenn duñu sonn ci ongle daal alors que stylisme ongulaire dafa am ni ñun sama genre yi dañuy def ay formation yu yàgg pour mën a am seen diplôme pour xam yenn technique yu bari ak yu bees yu ñu mën a innover pour am ay ongle ay faux ongles yu rafet ba pare am durée bu yàgg ça c'est important en plus aspect bi muy am au début moom la war a am ba keroog faux ongles yi di dañ donc nous on travaille dur dañuy jàng pour loolu donc Rafi Nails Beauty si loolu la gën a spécialisé wu. donc seen particularité ci ongle la. suñu particularité c'est les ongles le maquillage la coiffure ak yooyu mi ngi ñëw ci Rafi Nails Beauty Spa parce que dañuy def confection de perruques on fait des coiffures voilà on décore les cheveux on fait des couleurs de la teinture yooyu yëpp on le fait mais là bu dee ci showroom bu Médina bi rue 6 angle 23 bi ñu inauguré tey c'est plus les ongles la confection de perruques le maquillage la pédicure et la manucure fii spécialement yooyu lañ fi gën a def surtout nag ongles comme ni ma koy waxee Rafi Nails moom on est les pros du gel du permanent et du semi-permanent on est très pro là-dessus.
alors kuy tagg ci sa bopp sax nag doo juum mais dëggantaan bi ma fi dikkee ba tey ay clientes yu kontaan rek laa fi fekk ñuy génn et c'est à saluer donc yal na la ci yàlla jàppale nga continuer sur cette lancée d'habitude ñi nga xamante ni dañu leen di xam bu ñu ubbee lu bees ñu ci bëri dañuy foog ne dafay cher ba dañuy daw yan classe ak yan classe ngay defaral j'espère que ñëpp mën nañ fee ñëw am accès sans pour autant ñu am problème côté prix. Ah bien sûr, loolu moom ça a été pris en compte depuis le début. Depuis la création de Raffinez loolu moom ça a été un souci boo xam ne dañ ko teel a jël en compte soo fi ñëwee ak bourse boo mënti am je crois que il est pas du yomb nga génnaat te doo mën a fay daal. Je crois que kenn ku ci nekk mën nga ci gis sa bopp ak statut boo mënti nekk ak ci niveau boo mënti nekk parce que surtout côté prix yi li nga xamante ne pratiquement si benn fourchette de prix bi la ko ñëpp di defee parce que looy def aussi da ngay def étude de marché bi xool sur le marché combien ça coûte xool accessibilité bi par rapport au pouvoir d'achat aux populations yi c'est important surtout sooy implanté wu si yenn localité c'est important aussi xool seen niveau de vie ak seen pouvoir d'achat c'est important. Voilà donc ñun on est là voilà on est là pour toutes les bourses ak lépp loo am je crois su dee da nga jóg te defar say ongle rek tax la jóg je crois que soo ñëwee di nga am li nga bëgg te dina nekk de très bonne qualité aussi parce que la prix bi dina abordable et la qualité franchement on y tient surtout lépp loo xam ne ñëpp dañ koy def nous on a fait de telle sorte que soit on s'aligne avec tout le monde wala ñu gën a moins cher tuuti voilà ñun loolu mooy suñu esprit ci côté prix. mu mel ne ce que vous faites dafa nekk en corrélation directe avec la beauté parce que d'habitude koo xamante ni dafay commencer di génn télé depuis Idole ñun bu ñu la xamee ba ràññee la moo tax donc nga ciy yëngatu mais est-ce que c'est un rêve boo xamante ni dafa réaliser wu parce que bii mooy deuxième inauguration bi parce que bu Sacré-Cœur bi defoon nga ko ba pare est-ce que Raffinez bi nga ubbi bokkoon na ci rêve yi nga xamante ni Clara doon na ko bëgg bu baax a baax a baax. waaw je peux dire ça franchement je peux dire ça mën naa wax ni tamit rêve bu réalisé wu la parce que depuis man comme ni nga koy waxee bi ma nit yi commencé gis ci télé bi et tout samay ongles foo ma fekk dama koy defar ba mu rafet te même avant Raffinez ak loolu yëpp di juddu je faisais moi-même mes ongles donc je savais faire les ongles depuis donc rêve la pour man di defaral même tout sama waa kër ak samay xarit dama leen daan defaral seen ay ongles donc ba ma demee nag ba nga xam naa ne lii dama ko bëgg sama passion la je me suis dit pourquoi ne pas professionnaliser pourquoi ne pas dem def ay études donc c'est comme ça que c'est venu je suis allée au Maroc j'ai fait la formation j'ai jël naa contact ak produits yi je me suis familiarisée avec les produits j'ai fait des recherches xool produits de qualité voilà donc def naa sama étude bu baax a baax avant ma ci lancé wu donc c'est ça c'est un peu un rêve quand même qui s'est réalisé. Alors dañuy rappeler juste rek endroit bi ak numéro yi nga xamante ni ku la ci bëgg a contacter ba ñëw fekk la fii ci Médina nan lay def. Ah d'accord donc là boo bëggee ñëw Raffinez Beauty bu Médina da ngay wax rue 6 angle 23 ou bien à côté du Crédit Mutuel wala nga woote ci 78 443 88 99 wala 78 115 59 59 ñaari numéro yooyu mooy suñu numéro. damay bañ parce que fii ci kanam day inondé ndax ñi nga invité dañoo bari moo tax ñu jël le temps juste pour wax ak yow et incha allah du ñàkk ak quelques ñi nga xamante ni ñoom ngay liggéeyal bi nga xamante ni rek bëgg naa bon laaj la ko parce que da nga ciy gis ñoo xamante ni dañuy ubbi seen structure mais par exemple dañu bëgg a occuper lépp nii nu muy fonctionner fii Raffinez kenn ku nekk am na loo ko nommé ak nan la déroulement bi di mel. waaw loolu moom j'aime bien ta question par contre. Parce que man ku ma xam-xam ne je suis pour le développement de mon pays aw ma yenn moyens yi tollu ma ci yenn niveau yi mais ci sama état d'esprit la ku ma xam-xam ma je suis très patriotique je pèse bien mon mot je dis très je suis très 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 patriotique je suis trop Sénégal man donc chômage bi poids la ci ñëpp taux de chômage bi élevé bi dafa il faut ñu jël ko en compte quoi voilà donc loolu ñoo am ñu mën a dimbali les autres à ce que ñu développé wu. d'autant plus que man mi nga xam ni je dis que amuma sax parce que yenn moyens yi franchement amuma ko mais pour man ci li may liggéey su ma ko yaatalee tuuti rek ñeneen dinañ ci mën a liggéey et ça bu développement bu ndaw la mais contribution bu rëy la boo ko xoolee ci beneen œil parce que au moins faire travailler 2 ou 3 jeunes parce que mën na nekk soutien wu 2 ou 3 familles on ne sait jamais. te mën na nekk famille bu nombreuse donc man noonu lay xalaatee là j'ai au moins
une quinzaine d'employés je peux dire parce que am naa ñu nekk fii ci Raffines Beauty bi am na ñoo xam ne ñoo war a dem Raffines Beauty Spa bi nga xam ne mooy ubbi ci VDN bi à côté de Hyundai bientôt inchallah foofu on fait tout ce qui est spa sauna hammam ak lépp luy soin on le fera inchallah donc même foofu personnel bi matagul maa ngi recruter ba léegi pour ma jàllale waale ko pour ñi nga xam ne bëgg nañ postuler ay professionnels du métier yu bëgg postuler en même temps production bi aussi am naa sama ay frères yoo xam ne ñu ngi siy liggéey ñu ngi may jàppale bu baax donc man tout ce qui m'intéresse c'est de travailler et de faire travailler des jeunes comme moi pour mon pays man loolu moo ma ñor. mi ngi noonu créer des emplois bokk na ci slogan am ñu ngi koy remercier di kontaan bu baax di la bàyyi ci kanam ñu daal di dalal ak jàmm suñu invité yi xanaa di la ñaanal rek bu ko defee mu nekk bu gën a mag mu gën a fructifier vu que da ngay recruter kay yàlla na ko gën a yaatal ci barke Serigne Touba su ko defee mu gën a yaatu kontaan nañ ça a été un plaisir da ngay rappeler numéro yi rek su ko defee ñu daal di xaar suñu invité yi. Voilà donc numéro bi c'est le 78 443 88 88 wala 78 115 59 50. tey ma toogaat ak nag ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté muy Kiné macha allah nekk nag xaritu Clara tey ba tax mu ñëw ci li nga xamante ni mooy inauguration bi dama koy bàyyi rek mu nuyu internetu Sénégal 7 yi. waaw avant tout maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di la nuyu yow May Rosé di la wax bésu Clara moom bésu ñëpp la dañuy bàyyi lépp lu ñuy def ñëw toog waaw ndax nit bu baaxee rek solol ay moroom waaw. ba tax nga def dérangement ak déplacement. macha allah mu nekk nag plaisir ci moom mais aussi plaisir ci ñun ñi nga xamante ni xaw nañ la gëj a gis tuuti lan moo waral loolu. non dara nag maa fi nekkul woon rek dem petit voyage rek mais à part ça moom y a rien maa ngi ci jàmm bu baax a baax. d'accord actuellement ñu ngi la mën nañ la xaar ci yeneen apparition comme ni ñu ko baaxoon daan defalee. waaw kon d'habitude rek man Kiné moom ku ma xam-xam ma ci Viviane fan yi yëpp ñu ngi joué sax waaye. mu nekk plaisir ak honneur dafa mel ne sax nag ongle yi nga xamante ni moom nga def fii nga ko defee tey boo doon wax ci côté qualité ak côté prix ak côté accueil lan nga mën a wax fii ci Raffines. non fii moom c'est du jamais vu li may wax rek Clara day nit koo xam ni bi mu ubbee lii ba tey nee naa ko jàmm rek nga ci am ak salaam parce que déjà bu ñu lay posé dañ lay neexal nit di la posé di la jox canette di la jox café taalal la kilim loolu amul fenn waxuma la ci dara nag ñu teg ci neex deret boo xam ne fii ñëpp a gentil ñëpp a baax waaw borom place bee di mel fii lépp a ngi fi booy wër émail bu rafet boo ñëwee fekk ko fi pose bu normal boo ñëwee fekk ko fi fii daal yaatu dañ koy ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal moo borom këram yàlla bàyyi leen fi suñu kanam yàlla bàyyi leen fi bu baax a baax ndax ñoom ñaar ñëpp a baax waaw boo bëggee dégg dëgg moom garmi rek lay doon waaw. sarkala mais ñu gis ki ne ci beneen style peut-être yàgg na tuuti boobaak léegi dañuy gis sa bopp macha allah lu la neex nga koy defee tey rouge bi nga ñu may moom tey. ñàkk karaw rek ak supporter Lions yi du lenn ñu toll dama saf sap ci supporter yi waaw loolu moo tax mais du lenn ñàkk karaw supporter Lions yi. yaa ko tudd tey nan nga gisee mouvance bi nga xamante ne suñu Lions yi ñu ngi koy defee. waaw xanaa ñu ñaanal leen rek ndax ñoom ñiy football man tey ji mënu ma wax dara ci football ndax jigéen laa mais ñoom ñiy football nañ leen ñaanal te ñu ànd ak ñoom ak xol bu rafet quoi ñu yéenante ñun ñëpp jàmm ndax ñoom ñi dem ak ñi fi des ak ñëpp ñun lañ fi ndam ne leen bëgg ñun ñëpp waaw déjà bu ñuy football ñun ñëpp ay bàyyi suñu occupation yëpp waaw di leen suivre dañ leen di ñaanal nañ kon ndam li jig leen ak jàmm ñu ñibbisee ak jàmm waaw. en tout cas kontaan nañ ça a été un plaisir dañ lay bàyyi rek ñu daal di dugg ci li nga xamante ni mooy ñeneen ñi mais aussi di la ñaanal te di la wax incha allah dinañ jël rendez-vous gisantewaat incha allah. benn problème naa la xaar ak plaisir merci. tey ñu des ci xarit ak am jàmm yu Clara macha allah maa ngi toog ak Ndeye si kenn dootu ko présenté borom yóbbante macha allah kontaan nañ bu baax ci dalal ko fii day ci sunu petit plateau bi nga xamante ni moom la ñuy dalalee bépp gan bu Clara am alors chérie dañ lay bàyyi rek nga nuyoog internetu Sénégal 7 yëpp laata ñuy dugg ci nag témoignage yi nga xamante ni tey moo ñu fi indi ñun ñëpp muy inauguration. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa Raffines waaw bu baax. mu nekk nag inauguration bi moom la ñuy waxtaanee tey ndax Clara ku ko xam-xam ko ak beauté ku ko xam-xam ko ak sañse ak lu rafet tey nag nga def déplacement ak dérangement pour ñëw lan ak lan lañ boo doon wax ci Clara lan ak lan ngay mën a wax surtout nag ci li nga xamante ni mooy boutique bi. waaw li ma ciy wax mooy wax dëgg yàlla waa Raffines dañu mën a pose macha allah dañuy pose lu rafet man nag du ma pose fenn ku ma xam-xam ko
waaw fii rek laay posé ndax lépp lu ñuy def dafa baax macha allah ba ma fi ñamee ba tey ba dépp ñuy nekk Sacré Cœur ba tey fa laay dem ba tey ñu ñëw Médina ma ne xaaral ma ñëw fi ndax wax dëgg yàlla dama tàmm di pose ci ñoom macha allah dañuy pose lu rafet lu kenn ñëpp xale yëpp fii la ñuy nekk wax dëgg yàlla waaw. nga ñëw nag bokk ci ñi nga xamante ni bi ñu mujjee ñëw boobaa léegi ba tey ñu ngi leen di suivre ndax da ngaa marqué sa empreinte dafa xas gaawu koo dindi ndax wax dëgg yàlla da ngaa ñëw gunge sa mag sa xarit Wally Ballago Seck ban honneur nga ci am saa su ne booy wax sax si moom. waa Wally bu may wax ci moom tax du ma fi jógee ndax moom dafa sori ci man dafa nekk sama papa nekk sama xarit bëgg ba ma jëpp xam ko dëgg yàlla di ma sagal fu ne waaw dama koy ñaanal yàlla rek ci kaw ca kanam. xam nga nag sénégalais yi du ñu bàyyi woñ ci maanaam nuñ koy waxee du ñu bàyyi kenn ci kenn ndax ku ñu gis muy dem rek peut-être dinañ am luñ la colomotifalee fan yi dañoo dégg ñu ne kii di Ndeye Sy Wally da koo dàq mu dem ci Sidi Diop alors tey jour la boo xam ne war nga leeralal askan wi su ko defee ñu xam fan la am mbiri féetee. waa xam nga xale doo nekk ci dara te nit ñi duñ la waxal waaw dama leen di bàyyi rek ñu wax ndax am na loo xamante ni fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi fii ku siiw ñu waxal la waaye yàlla baax na buñ ma dàq Wally bu ma dàqee xam naa bu ma dàqul xam naa sama papa la man maa ko bëggal sama bopp waaw kay. mais loolu amul geste. non loolu amul déedéet. parce que dafay am ñoo xam dañ lay bëgg dañ lay safoo te dañuy mérité aussi ndax dañuy bëgg di xam ci lan nga nekk est-ce que tu es en bon état ak ñi nga xamante ni ñoom ngay nekkal kon day rafet nga daal di leen leeralal yenn yi. waaw man maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax waaw ndax Wally moom ku ne xam ne nu ma mel ci moom li may wax chaque jour rek ku seetaan sama interview li may wax chaque jour moom laay wax tey sama papa la li tax ma bëgg ko taalibe bi mu doon la taalibe Cheikh Ibra bi ma bëgg te man ku ma xam ne dama bëgg Cheikh Ibra man Baye Fall laa yaay Fall laa waaw maa ngi sant bu baax maa ngi ci jàmm maa ngi ak moom ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla ñu continuer dara bañ a tàqali sama diggante ak moom. en tout cas kontaan nañu di kontaan bu baax Ndeye te di la wax aussi yàlla na la yàlla defal jàmm carrière bi nga yeggale ko ci jàmm mais aussi yàlla bàyyi la Clara sa xarit. waaw kooku du ma wax ci moom aw ma lu may wax ci moom damay ñaan yàlla rek du ma wax ci moom dara moom sama mag la sama yaay la sama lépp la dama koy ñaanal yàlla mu ca kaw ca kanam wax dëgg yàlla ba ñuy dégg Rafinees bi sori loolu rek laay ñaan. en tout cas kontaan yow merci beaucoup kontaan na ok. alors ba tey nag ñu desandi ci mouvance su inauguration Rafinees bu Clara ñuy kontaan nag bu baax di accueillir tey ki nga xamante ni mooy Dior dama koy dalal rek moom it bokk na ci ñi nga xamante ni tey dañoo ñëw fekk si lii di inauguration bi ziar naa la chérie. Thiat maa ngi lay fay di nuyu internet yëpp di nuyu ñi ma fekk bàyyi ma kenn. macha allah noirceur d'ébène sama mbokk la de ta. waaw gis nga. mbaa xalaatoo ko rek. non xalaatuma ko déedéet. xam nga li ma lay wax. waaw. mu nekk mannequin en même temps di nekk actrice ci série bi ñuy wax Madior ak Dior macha allah joué ci rôle bu am importance waaye bala ñoo ñëw ci loolu dañuy ñëw ci inauguration bi nga xamante ni moom la Clara def tey muy Rafinees ci kàttanu sunu borom ñun ñëpp ñu assisté ko mu neex ba bëgg a dee boo amoon témoignage booy def ci moom ak li nga xamante ni mooy qualité bi muy def il paraît que bi nga teg sax moo ko def lan ak lan ngay wax tey ci Clara ak Rafinees. waa Thiat comme ni ma la ko waxee maa ngi nuyu ñëpp avant tout Clara sama xarit la maak moom dañoo yàgg donc bu ma gisee muy def loo xam ne lu baax la yaakaar naa ñëpp dañ cee war a jàpp du man kese. Rafinees ba ci perruque ma takk waa ñoo ko def comme li nga wax samay soins fii laa koy defee pédicure manucure lépp fii laa koy defee ndax qualité bi fi am accueil bi fi nekk xale yi baax ñoom ñëpp macha allah di def liggéey bu mucc ayib waaw. aca mu nekk lu am solo nee na fi nga xamante ni mooy Rafinees fi lay defee yu baaxam yëpp macha allah moo taxit mu ko kenn nee naa ni fi mu nekk benn xale tiitatul ndax Rafinees ñëw na et en plus de cela mi ngi def liggéey bu mucc ayib mais ñu ñëw tuuti ci côté actrice nan nga intégré fi nga xamante ni mooy Pikini Production. sama intégration biir Pikini dañ ma soxla woon pour défiler ñu boole ma ak madame Ndiaye Ndeye Awlo ma ñëw défiler leen par la suite ci la monsieur Ndiaye gis sama profil mu intéressé ko pour benn rôle bu ma doon jox ci Dikkoon ma liggéey ak ñoom pendant 2 ans juste avant Dikkoon di jeex ci la ma proposé pour ma liggéey ak moom ci Madior ak Dior donc loolu moo ma dugal biir Pikini. alors nga allié mannequinat bi ak jeu d'actrice bi macha allah nan la demee métti na wala métti.
metti na mettiwul parce que ñi may liggéeyal ci sama série am nañ compréhension ba nga xam ne bu ma amee défilé du ma sonal buñ ko xamee sax duñ ma woo tournage duñ ma sonal mettiwul tamit côté défilé buñ ma woowee pour ma essayer bu ma nekkee défilé aussi duñ ma teg pression du coup te ñaari aussi c'est un peu allié moo tax sonn ma ci torop sonn ma ci vraiment. incha allah dinañ dajawaat gën a yaatal yow pareegu ma si yow kontaan naa bu baax a baax lan ngay tàggoo rek ma jël ñeneen. Thiat kontaan naa man tam maa lay tàggu di incha allah ñu ngi santaat feneen di woo sama mbokku jigéen ñëpp ne leen ñu def benn tour chez Rafinels fii ci Médina rue 6 angle 23. am na pédicure manucure soin du visage lépp a ngi fi pédicure baax ku bëgg def ne ma ñëwal pose ongle yu amul fenn gis nga sama yos démb laa ko dindi lépp a ngi fi daal bu ngeen bëggee pop comme ni ñu koy waxee faites un tour chez Clara Rafinels su ngeen ko taar du ngeen juum. jeex na kontaan nañ ci bu baax ci mu mel ne kii ma toogal nag moo Clara c'est une longue histoire macha allah muy El Hadj Keita tey nag ñëw ci bésu Clara bi ci inauguration bi macha allah noo gisee inauguration bi laataa ñuy nuyoo sax déjà. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di bég si seen teewaay fii Médina Clara nag dafay sama jigéen bu baax macha allah mu xewle ba pare ibbi ko biir Médina fi ma dëkk sama maanaam daana ko sax sama buntu kër sama kër la ko ibbee sax macha allah. moo tax mënuñu leen lu dul jàpp si muy ku baax nag macha allah koo xam ni dafa ñeme sonn ci doomu aadama dafa ñeme jàppale nit moo tax dañuy bàyyi suñu yitte yëpp rek ñëw jàppale ko ci bés bi loolu rek mooy suñu teewaay waaw loolu képp la. macha allah mais man li ma jaaxal Rafinels nekkate yamul rek ci góor jigéen day ba ci góor sax dalay rafet. bien sûr ñoom instant yii niñ may forcer sax pour mu commencer ñëw di def ay soins de visage ak ay des trucs yoo xam ne mooy loolu mais. incha allah xam naa moom maa ngi woo tamit góor yàlla yi nga xam ni bëgg nañ lu baax nañu ñëw Rafinels Beauty dinañ fi gis lu baax parce que macha allah ñoom dañu créer quoi dañu indi lu bees loo xam ni bari na fi mais bii c'est différent des autres waaw noonu la demee bokkul bii c'est différent des autres macha allah Clara li ma koy ñaanal rek chéri Doro Gaye mu yeggali ak sagom yàlla defal ko jàmm lafal ko cat macha allah waaw. Amin ñu fekkee ko mu bokk ci ñeneen ñi nga xamante ni nag tey dañoo ñëw pour gunge si ki nga xamante ni mooy Clara ci inauguration bii di Rafinels macha allah muy Wally Ballago Seck mën naa ne sax mooy borom xew mi nag tarkal la Wally ñu ngi lay nuyu. Thiat maa ngi lay fay. maa ngi sant bu wër. waa Liverpool la. waaw. tarkal la lii lépp ci match bi wala sport de sénégalais. waaw dama demoon Angleterre fa lay ma jënd maillot Sadio Mané. foog ma jënd équipe bi nga xamante ni fa la Sadio nekk. waaw sol naa bu Cheikhou sol naa bu Gana dama jël sol bu. waaw Sadio moo xew la tey nga ñëw daal di koy àndandoog sa rak sa jigéen Clara muy inauguré li nga xamante ni mooy Rafinels macha allah sa teewaay mënul woon ñàkk pratiquement ñun ñëpp mu yow lañ doon xaar. waaw moom nag suma gannaaw bi mu nekkee suma jabar ba pare sama xarit la nekk waaw loolu la yàlla dogal waaw parce que xam nga àdduna dafa doy waar te nit bu la bëggalee ki nga bëgg rek. noo def nga bëgg ko moom ki muy sëyal di PDG daf ma bëgg loolu mu bëgg ko donc moom su ma demee ba gisee bëtam ni bëgg na jëkkëram loolu kon faa ma bëgg ko waaw. ba tax nga way ko wayu rëy nag wax dëgg yàlla way woo xamante ni dootul fayati ba mel ne aussi dangaa demati sa domaine rek parce que wax dëgg yàlla loolu laa doon wax njëga oroon da ko waaye lim la way mënatoo ko fay sargal la acaw mu nekk way boo xamante ni dafay dugg directement ci xol nan la inspiré loolu. waaw mais xam nga man moom ay samay sound moom naturellement rek waaw dama koy xool ci environnement bi ak nit ñi mais xam nga dafa fekk ne lu jógee ci xol rek ci xol la jëm bi ma koy way dama ko way xol li ma la wax rek moo ci nekk elle est adorable jigéen ju baax la xam nga ku bëgg jëkkëram la am temps di ko toppatoo xam nga vraiment ñun daal ñu ngi koy ñaanal mu am jàmm te cat bañ ko dugg parce que cat moom dafa gaaw vraiment. tout à fait mu nekk nag showroom boo xamante ni unisexe la parce que muy góor que muy jigéen ñëpp fii ñëw di def ci son mbaa mës nga fee ñëw rek. non demoon naa Sacré-Cœur mais dinaa ñëw fii mais lii gisagoo leen dara dina ci am yu bari. du ubbi na Russie digg xolu Ndakaaru Médina dina ci am lu bëri dina dem banlieue dina ci am yu bëree bëri ndax am na xol bi te xolam rafet na donc nit bu xolam rafetee rek mérité na lu ne waaw. acca lan nga koy ñaanal rek ndax xanaa sax waxaat du bëri wax waaye lan nga koy ñaanal ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy ouverture bi te wax nga ko sànq sax boo amoon loo xamante ni danga ko fii bàyyi lan ak lan lay doon. waaw xanaa ma koy dolli ñaax rek di ko wax parce que moom xam naa ni boo ko joxoon ay milliards it
mu ubbi ci mel nii yu bare bare ah te jëkkëram newul ci wetam bëggul nit la boo xamante ni sëyee ko gënal lu mu am donc yàlla na ko yàlla bàyyi jëkkëram ba pare xam naa bu ko yàlla bàyyi jëkkëram seytaane bañ ci dugg dina liggéey te yu mel nii dina ci am yu bare bare xam naa ko xam naa li mu capable waaw. waaw aca noonu la ko Wally Ballago Seck ñaanale ci toujours rek ci cadre li nga xamante ni mooy inauguration boutique bi ñu nit ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm lan mooy nekk kàddu gu mujj gi rek Wally. waaw di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di la wax ni Sénégal yëpp la bëgg yow yow moom yow Sénégal yëpp la bëgg gis naa la ak Taf Big Taf waaw seen échange rafet Sénégal yëpp la bëgg bon jour boobu laa la njëkk a gis nag ma laaj sama jabar kii kan la mu ne ma kii mooy Thiat ñëpp dañ ko bëgg waaw donc xam nga après ci laay commencé di la suivre donc yàlla na yàlla sàmm. kontaan nañu ñaan gi neex na parce que koo xamante day ànd ak sa mag wax dëgg yàlla muy Papa Ndiaye Teranga borom Istanbul nga jox ko cër nag lool ñun déjà man dama la ciy remercier bu baax boobaak léegi amuñu temps toog mais ñu ngi ciy kontaan te gis ànd bi ni mu rafetee yal na la yàlla yeggaleeg lépp sa sago ci barki Serigne Saliou kontaan naa man tamit maa ngi leen di béggee yéen tamit vraiment di gërëm sama xarit encore une fois PDG ku ma taxawu la ku ma jàppale la sama yaay daf ko wax bu am solo un jour ne ko dénk naa la Wally yomal xiyam naa la ko laaj wax boobu duma ko fàtte mukk te mi ngi koy doxee waaw moo gën ci man moo baax ci man moo gaaw ci man waaw góor kon yal na leen yàlla bàyyee ci barki Serigne Touba Mbacke ànd bi gën a rafet incha allah rabbi merci beaucoup
kala ko gën ba ma la amee ba tey man namuma dara dam alal dam kala ko gën yow ba ñu la amee ba tey ñu namuñu dara dam alal dam kala ko gën ba ma la amee ba tey man namuma dara wàcce def leen doucement Clara yegsi na def leen doucement bu sa yaay baaxee Kara sa baay baax Kara doo mën a bon doomu Linguère nga def leen doucement may sa baay baax doo mën a bon doomu Linguère nga waay ni def leen doucement Clara yegsi na def leen doucement sa yaay baaxee sa baay baax Kara doo mën a bon sama yaay jaagee sa yaay baaxee sa baay baax doo mën a bon ndax sa cosaan léegi ndey si way tax la